ziar bu baax. dégg nga li ki la wax léegi nii. Mansour Mansour. dégg nga ko dégg naa ko bi lay. nee na bu ñu toogee 8 mois ndax danañ am ku ñu defal matinal jigéen gu ñu defal matinal. waaw wax na dëgg de. ma ne avant accouchement il y a 7 mois wala 6 mois. en tout cas ce qui me concerne dinaa ñëw moom. Mansour laa dal wax na dëgg de. yàlla baax na foo toll. voilà merci beaucoup xibaar dem beeg dëkk bi di wéyandi si Zik FM et sur la Sen TV bu fekkee nag da ngeen a namm jaaree fi nga xam moom mooy du côté de la cité des eaux yéen ñu bàyyi ko du côté de Grand Yoff xaar yàlla bëgg a transiter vers cité des eaux dina yéex si yéen d'autres aussi bàyyi ko aussi au rond point EMG jëm foofu la ak ñu wàcc ci péage bi sont concernés par ces ralentissements d'autres aussi bàyyi ko boulangerie Kappa ci boppam jaaree ko parc bu ànd wutali fi nga xam service technique ak ñaari sorties marché sax na bu foofu la ça ralentit mais avec l'aide de la police mu ngeen progresser tout doucement ci ko échanger moom pas trop complication ça suffit tranquille vers Colobane jub Colobane kay ak ci rond point moom ay ralentissement su ko defee aussi bàyyi nañ aussi Bruxelles bu HLM mais ñu bàyyi ko autour de bi mu ngeen jaare noonu hôtel avenue Cheikh Amadou Bamba yéen a jëm du côté du marché HLM Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Aba Diatta ba ci kanam aywa ma. jaajëf Trafic News jaajëf Yacine kon waxtaan bi dañ koy door ànd sax tey jii Mamadou Fofana le pertinent ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop door ko ak nag Fatou Bakken Akan Yacine am nga dalee perturbé yàlla baax na ayca ñu koy door àllu boo fa bayoon ko gee fàtte xaju fii dañ fa faatoon ay doomu aadama ña ñu joxoñ baaraam ne ñoo ko def ña ngi ci layoo gi ba léegi démb moo nekkoon fukk ak ñaareelu fan bi mu mel ni kon René Cappé Bassène ma ñu njort ni moo nekkoon ca bopp ba ak ay naataangoom bokk na ci César Atoute Badiane la ñu sàkk si ñoom ñu tëj leen ngir dund teg leen daan ya ca war Ismaïla Diallo ci réquisitoire am dikkaat na bu baax nag ci mboolem la nga xam ne moom moo war a mën a tax ñu ne ñii ñoo def lu ni mel ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo ma teewoon procès ba. ginnaaw peine capitale bi dañ ko abolir ci sunu mim réew maa ngi laaj réclusion criminelle à perpétuité contre César Atoute Badiate René Cappé Bassène Omar Ampoy Bodian ak yeneen fukk ak benn accusé yi maa ngi laaj it ñu maintenir mandat d'arrêt international contre César Atoute Badiate ci yile kaddu yu diis lool le procureur de la République près du tribunal bu grande instance bu Ziguinchor bouclé li nga xamante ne mooy réquisitoire am alarba bile ci kanam chambre criminelle yu Ziguinchor ci biir réquisitoire procureur Ismaïla Diallo dafa dellu si ci ay éléments yu bëri yu prouvé culpabilité bu accusé yi laata nag mu tiré ci ay conclusion ni jéye ju amee ca Boffa Bayotte ab assassinat la bi nga xamante ne dañ ko planifié togg ko te xalaat ko bu baax a baax loolee sax tax mu laaj bi le peine bu diis lool contre accusé yi la ba mu des Abdoulaye Diédhiou ak Alioune Badara Sané ñi nga xamante ne jot nañoo bénéficier ab liberté provisoire ci weeru janvier bi ñu jënn di fàttali ni laata bu procureur bi avocat yu partie civile ba taxawoon nañu ci baar bu chambre criminelle yu Ziguinchor ñu toll ci ñeent avocat yi le laaj nañu chambre yi ñu prononcé li nga xamante ne moo di ab condamnation bu exemplaire laata nag ñuy laaj 20 millions de francs CFA à titre de dommages ak intérêt ci bépp victime blessé ak bépp rescapé bu carnage bu amee ca àll bu Boffa Bayotte. voilà El Hadj ñoo ko déggandoo projet bu Boffa Bayotte xam nga ne ñu jàppoon am na si ñu nga xam ne jot nañu am liberté provisoire. ñu ngay toogandi seen kër waaye projet bi la muy xeeñ moo di ñoom si seen biir ñooy tuumalante. ñooy commencé tuumalante déjà kon mu ngi wane ni mu ngi commencé xaw a tey xel parce que démb la commencé woon ak ndijaayu René Cappé bi nga xamante ni bi mu ngi nettali benn réunion bu ñu defoon ci atum décembre 2017. te mu ni René waxoon na ni deret dina tuuru. camp bi féetee ak César Atoute Badiate aussi seen plan yi ñi nasoon ba tax moom sax mu ngi ci mandat d'arrêt international waxoon naa ni bu ñu eggee ci procès bi daañu xam ñu doon précipité di gaawtu naan bàyyi leen dañuy yàgg ci kaso bi daañu gis parce que yabuñu leen pour ñëw jàpp leen mënoo gis kuy dox nga ñëw jàpp ko donc nekk nañu ay indice wala ñu am ci ñoom ay soupçon wala ay firnde yu wane ni dugg nañ ci te bu ñu jàppandoo fukki nit ñu dem ba ku nekk naan du ma ndongo wala diw mooma ci boole c'est-à-dire que mooy kenn muccatul te man li tax loolu di ma gën a yokk xel mu dal mooy toujours musuma yuuxu ci nañ gaaw àtte leen parce que yabuñu leen benn mais dama mus di jiital toujours 14 personnes yi nga xam dañ leen rey si anam gu rey bu bon am na ci ñu ñuy lakk am na ci ñu ñuy daggate ay pères de famille yoo xam ne ay innocent lañu ci seen dee dañu demoon rek ci àll bi pour daani doole fortaatu ay gilim
muy ay matt yu dee takku koy say xëy na defar ci ay këriñ wala defar ci matt dem jaay et kooku du mooy dagg àll bi xëy na mun naa gis kuy dagg àll ëllëg ñu laaj ko mu dénoncer est-ce que dañu bañ ñu dénoncer leen est-ce que bari na ay questions dañu bëggoon a perturber dañu bëgg nit ñi bàyyi àll ba mais am na lu ñu ci jublu ñu loo xam ni ñoom ñi reyaate bokkuñu objectif ak ñi nekkoon di fortaatu matt yu ñu mën a jaay pour dundee baadoola nag ci àll bu ñu ko xañee sàmm xañ ko bay xañ ko fortaatu ay matt dem jaay mais toroxloo nañu ko wala suul nañu ko day dox rek donc nag atte bi mu ngi commencé wane boppam ñi doon yuuxu ñëpp ci njëlbéen dama doon mos di wax dal leen te bàyyi xel ñi dee mais li commencé am nii ba tax procureur demande ñu tëj leen giiru dund René Capain Bassène demandé itam César Atoute Badiate ñu gaaw seet ko parce que mu ngi ci mandat d'arrêt international dafa fekk si waat Salif Sadio bu fàtte ni Salif Sadio aussi mu ngi ci moom itam mandat d'arrêt international ñu koy seet donc dafa am ay benn nit yoo xam ni ni ñu xañee waa Casamance jàmm loolu moo jaaduwul war nañ ci jël ay responsabilités ñu yoon di dal ci seen kaw yoon def ko ñi ci des voilà ñu tàqali ko ak ñoom. ñu tàqali ko ñoom ay ca Mamadou Fofana procès bi am na ñoo xam ne jot nañ leen amoon liberté. oui am na ñu bàyyi woon d'abord parce que xam naa dem nañ ba gis na ne. peut-être liñ leen doon waxal ak yooyu bokkuñu ci. mais xam nga tey man dama dem ba jàpp ne sax yëf yi est-ce que nekkul règlement de compte parce que atrocité bi nga xam te ni tey. moom nañ leen doon rayee. amul lu ko mën a expliquer ci ñoo xam te ni Mansour mi ngi koy wax ñoo xam ne dañ doon daan seen doole. ba fore ay matt pour yóbbu seen fore yooyu waaw nga rey ci nit rey goo xam ne dafa jégg dayoo ba pare li ci gën a doy waar woy nañ ma jugé buñ ma jugé wul damay xaru woy nañ ma buñ ma tëjee ma xaru ba indil problème réew mi ba ñëpp bàyyi ci xel de telle sorte que ñëpp ne nañ leen atte mais on se rend compte que tey jii nii lu pratiquement liñ doon wax ci ñoom ku nekk ngi tuumalante seen biir ku ci nekk fu mu nekk nii mënatul set ci mbir yi maintenant li nga xam ne moom mooy dëgg tamit pour au moins ñàkk nit amul dara lu ko mën a remplacer mais quand même pour njabootu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan et pour la pédagogie également ñu jël ci li nga xam te ni mooy matukaay war juge yi nañ jëm ci li nga xam ne yoon may na leen ko pour que lii dootul amati foofu parce que bu fekkee ne maa ngi koy wax sànq ci mbirum Bara Sow ak Ababacar Diagne bu fekkee ne ñi nga xam ne tey dañuy rey au bout de 10 ans ñu bàyyi leen mais na ci dëkk te règlement de compte lay mujj sa après buñ génnee seen famille ñeneen ñi mën na ne dañuy fayu donc lu nekk mën na ci am donte kenn cautionné ko beneen procès bu nga xam ne jot na am ni ki démb mu di faatuk Thomas Sankara nanu ko fàttee verdict ba wadd na ni ki démb ka nga xam ne moo nekkoon ànd doom ba noppi it nekkoon président bu réew ma Blaise Compaoré moom nañu nag dañu ko condamné ci giiru ko dundam lan wax moom ak yeneen ci ñi nga xam ne ñoom la ñu doon attendool moom successeur bu Thomas Sankara jot nañu ko jugé ba noppi jàpp ne kon la ñu fàttee kee moom loo xam cetu sax ñu ànd Cheikh Léopold Tamba ci ay leeral. ateetu yëglekaay gi ñeel Thomas Sankara ak ñaar fukk ak ñaari àndandoom daanaka daan gi wadd na kii di ex président ba woon jiite ay soldaar moo nas ay pexe ñu faat Thomas Sankara Blaise Compaoré moo ni def ñaawteef gu ni mel ànd ak ñaar fukk ak soldaar ëttu attekaay gi ci dogal gi mu jël ñoom soldaar si dañ leen a tëj seeni giiru dundu ba seeni njiit kii di Blaise Compaoré bokk na nag ca ñaar ñi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku Gilbert Diendéré ak kii di Hyacinthe Kafando waaye ëttu attekaay bi yemut foofu rek daa siddi soldaar ya ci raay yi nga xam ne moom lañ leen baaxaloon ci seeni nekkin ci biir armée bi lii di parquet bi daan ñi nga xam ne ñoo gàlloo woon fanweeri at yoo xam ne dañ ko war a tëdd ci kaso gi maanaam ñiy daw génn réew mi di Blaise Compaoré ak Hyacinthe Kafando général Gilbert Diendéré moom parquet bi ñaar fukki at la tànn ngir ñu gàll ko ci loosam ëttu attekaay bi moom daa dëggu ni Blaise Compaoré ak Gilbert Diendéré lu ji njàkk ñooy njàkk. ñu waxtaanee njombe la nga xam ne moo amoon foofee sa mbaaw wax nañ ko ci ndorteel yi mu di ay nappkat ñett si la ñu toll war a toll it ñu féey lu toll ci fanweeri kilomètre Gambie la ñu mujj teeri jee gannaaw ba seen gaal këppoo ñett si ñoom ñoo sa faatu fukk ak benn si ay nappkat la ñu woon juróom-ñettey la ñu gis ñun nag doxantu nañu ba sa Petit Mbaaw foofee nga xam ne fa la ñu dëkkoon foofee askan wa da jamono ji si ngéem la ñu nekk am na si kenn si ñi nga xam ne jot nañu leen sauvé dox sax da koo të ndax fay bu metti ñu ànd Cheikh Idrissa Diémé Tidiane Diop. buy dox sax dañ koy jàppale di firnde coono yu mu daj ci biir ndox mi Baye Biram lay wuyoo mu bokk si ñu jot a mucc ci accident gaal gu am ci diggante Jifeer jëm Gàmbi baatam diis lool buy dellu si jéeye bi ni mu amee. ngelaw bi te nañ ci biir bu ëpp ñu doole gaal gi dem bàyyi ñu. change bi ñu fee dafa métti trop ñu ngi woon Gàmbi
bi ñu fee bu ñu ko may xayma ëpp na 2 kilomètres bi ñu laa dal ci gaal sonn nañ mais seddaay moo leen jàpp bi leen seddaay jàppee nag mënatu ñoo dem mais xale bu ndawee rek moom a gën a métti moom mujjee rëcc suñu loxoy man nag ci ñi waroon dem si laa bokk mais yàlla moo def li gën ka deew ma mais dem naa ba matuma su may cër mënatul dem bay bàyyi. njabootu Pouye nekk ci Petit Mbao ñoom le ñett si ñoom bokk nañ ci boobee l'accident loolee sax di tegaat ci taabul bi motukaay yi nga xam ne nappkat yi war nañ ko jël ci biir ndox ma. toll ñu woon siile ñun mool yi affaire yi siile gëmuñu ko même siile bi am na foo xam ne fii boo fa demee si géej mënu la sauver parce que géej gi dafa sedd. ñu ngi doon dem Dakar fii côté Far ba dañ doon dem côté Dakar bi nii mais xam nga ñoom jën bi fu ñu ko déggee dañuy dem seeti ko daal dañuy dem seeti ko parce que mool dañoo sonn. ñii taxaw ñenn ñi sax toog jàkkaarlu géej gi am yaakaar ni que rek dinañ gis ab gaal bu ànd ak kenn si ñoom ci fàttali ni fukk ak benn doomu aadama ñoo nekkoon ci boobee gaal juróom-ñett yi ñoo ci jot a mucc ñett yi ba léegi kenn mënu leen a teg gët. voilà ñoo ko déggandoo am na si kenn ci réaction yi mu ngi koy wax ñoom mool yi nee nañu affaire gilet gëmuñu ko sama mbokki lébu yi man ñu si bëri ñoo bokkoon classe ay mool lañu dañuy faral di wax ne xaalisu jën lañ ñu ngéntee donc du si géej la ñuy des alors que ne boo demee biir géej boo solul gilet bu la seddaay bi jàppee mën nga crampe facilement da ngay des si biir ndox mi moom du fa. xam nga loolu mi ngi jëm surtout ci changement climatique loo xam ne mënoo ko natt da ngay tàmbali mu xaw a tàng. nga dem ba ci biir mbir yi sedd ñàkk am gilet. xëy na waa ji dafa waxee waxu xol mais je ne crois pas que quand même loolu nekk na loo xam ne lu ñu war a vulgariser lu ñu war a di tàmmal di dégg la ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi dafay am solo ñu jël matukaay yu war parce que nag wax dëgg yàlla ci koo xam ne day dem daani dooleem bëgg nañ kat mu am garantie yépp yi koy may au moins mu mën a dem et bu dellu see tamit mu mën a dellu si jàmm te loolu lu leen koy may mooy lu ci mel ni gilet lu ci mel ni boussole ainsi de suite mais loolu dafa am benn problème bu nekk à côté muy lan mu di nappkat yi boo xoolee léegi comme waaxu Sénégal pratiquement jën amatu fa léegi dañuy dem ba en profondeur dañuy sori lool pratiquement oui pour dem uti ji jën léegi bu fekkee loolu day am mu leer na ne la nga fay fekk xamoo ko mu leer na la ne dafay sedd mu leer na la ne fu mu nekk nii seen bakkan mi ngi ci xottu gerte mais dafay am solo au moins bu fekkee ne dem ngeen ba dem ba nga xam ne pexe amu fi mais ngeen jël garantie yëpp mu di encore li ma doon wax sànq ni ñuy jël matukaay di sol ay gilet di xool fu ñuy dem et que tamit di bañ di dugg ci ya nga xam ne après ëllëg da leen indil ay jafe-jafe gëmuma météo gëmuma lii gëmuma laa c'est vrai que ñàkk dafa métti c'est vrai que li leen dal te état bi nekk responsable pour ay convention yoo xam te ni yëpp tey la waroon am moo dina ñu arrêté ko d'abord woote conseil présidentiel bi nga xam te ni ñu ngi koy wax boobu ba léegi kenn dégg ko au moins ñu mën ko tenir ñoom ensemble ñu mën a waxtaan xool nan nañuy mën a dimbalee nappkat yi gannaaw bi nga xam ne ñu bëri ñàkk nañ seen bakkan màngaani nañ des nañ ci géej tey mënatuñu am loo xam ne moom la ñuy suturloo donc ay décision forte la yoo xam te ni président de la République da ko war a jël pour le bien-être des pêcheurs. voilà El Hadji mi ngi bëgg a bari nappkat yi nga xam ne ñoo des biir géej récemment jàll nañ fi élément bi ñoo ñu tëngeej la ñu nekkoon bi ñu demee ba léegi kenn gisu leen dañoo réer war na mat ay ñaar fukki fan ak ñaar tey jii ñii nag mbaaw la ñu bawoo des ci biir géej gi. metti na trop maam parce que xam nañu situation napp ci Sénégal dafa metti te waratuñu woon ci suñu géej kese waratuñu woon nekk suñu source de revenu ci wàllu jën. ci fi Sénégal toll. et amoon na ay dex yu ñuy nappe amoon na ay déeg yu ñuy nappe amoon na ay jën waas c'est-à-dire bari woon na ay alternatives yu doon am Sénégal. mu méngoo ak tubaab yi aussi ci wàllu xalaat fi jamono toll indi xam-xam bu tudd pisciculture ak aquaculture. yarum jën bi. ñuy mën a defar ay jën Sénégal am ci ay projets yu am solo yu bokk ci DAC bi nga xam ne bi muy wax ni toujours bokk na ci idées yi gën a rafet te gën a bon ni ñu ko gérer Sénégal alors boole ci géej gi kenn contrôlé wu ko c'est-à-dire am nañu moyens yëpp pour mën a am ay jën ba doyal ba di ko jaay et Sénégal ma xamal la lenn li jën di jafe-jafe moo leen di dee ci géej gi Sénégal la ngi jaayi jën ñu ngi yëpp ay jën ci ay avion di ko yóbbu bitim réew c'est paradoxal xam nga loolu yokkaat ci ñi doon jaay ay jën fii maam nga xam ne boo demee géej boo ñëwee jox ko suñu yaay yi fii ay waa Corée du Sud nangu nañu marché bi si ñoom maintenant non dafa am lu ñuy wax Séoul pêche
ñu ngi implanté ci quartier yi gën a placé ci Ndakaaru. moo ñu daan jaay ci kon fi nga xam ni. waaw foofu la ñu ubbi seen i kii boo ñëwee ñoom ñooy jaay. ñooy jaay jël léegi loolu mi ngi commencé nekk problème état bi nag wax na cee taxaw jël ci ay responsabilités am ba nga xamante ni bii bu ñu nangoo napp mi nangu njaayum jën mi mais ñun fu ñu jëm léegi. ñun amatuñu dara kon ci wàllu. di napp yu aussi def ko farine. bi ci des nag bu am réew tollee ko farine de poisson. dootoo nangu farine poisson bi la rey na géej gi léegi yuus amatul géej gi amatul. tàmbali amatul. bopp jën ñu doon jox suñuy muus sax amatul mooy yuusi. waaw bopp jën bi ñu doon jox suñuy muus sax amatul parce que lépp ci poisson ba la jën. ñu koy defee ay aliments de volaille ak yu mel noonu. alors bu ñu tollee foofu nag ndaw ñi li ñu leen di wax mooy da ngay yeewoo ànd ak jamono ni muy yeewoo ni muy doxee. mënoo dem géej te doo am gilet de sauvetage. ñu naan moo li tàmmuñu ko non. nit du nangoo tayle boppam dégg ba cëkk. dañuy am gilet de sauvetage benn dañuy am ay boussole nañu am ni jamonoy doxee. bu jamono soppee ko du ma nangoo nekk ngaaka bi des ginnaaw. nañuy wut seen ay jumtukaay di mën di sauver seen bopp di taaba parce que amuñu leneen loolu mooy seen dund comme loolu moom ngay dundee te moom nga yaakaar te ñi la yaakaar dañu bëri nga jaboot. booy dem jëlal sa ay motuwaay mag du fawee bakke na ay responsable lañu vraiment ñi faatu metti na ñu ngi leen di jaale ñu ngi leen di massaw te metti na nag. mais état bi wax nañuy gis yu mel nii te gis nañu ko sax nag. xam nañu nombre nit yi dee par at ci géej gi ndax dem boo xam dafay solo. Alioune Badara Sonko moo koy fàttali démb rek lañ jàllale maa xam barke démb juróom-ñett si diirug ñaari ay bés. donc si diirug une semaine. sa Mbuur 8 nappkat dee fa ñu ngi nii Petit Mbaaw 7 dee fa te géej am nañu yu réer ba léegi kenn gisu ko géej amul banqaas chaque jour ñu wax ko da ngeen di tëm ba dem biir géej te amu leen dara lu nga xam ne moo leen di accompagner loolu faw ngeen bàyyi si xel bu ñu leen jàppale wul yéen nappkat yi ngeen jàppale seen bopp aussi ñu waxtaane leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di ñàkkum gaz bi jooy nañu ko ba noppi rongo ñi feragul sax ñuy wax ñàkkum carburant ndax ne meeku nañu ko ci essence bi moom teg ko gët yenn saa yi dafay jafe di nga dem station bu mu manti ne waaye boo fa demee ñu ne la amul loolee nag nemmeeku nañu ko fii ci diwaanu Ndakaaru Fatou Mbaye Diop amal na ci ak doxantu. yenn station yi nit ñi nag daal di fay jubal daal di fay fees automobiliste niki motocycliste ngir nag daal di wut essence. essence waaw jaar na ñaari station yoo xam ne moom essence amuñu essence sànq nii waaw. bërki démb waaw essence daal moom am na station yooyu taxaw léeg-léeg ñu ne la amul. moom bu amul gasoil moom gisuma ko mais ay même essence sax benn station laa dem waaw ñu ne essence amul. rush bi ci buntu station yi tax ñenn ñi bëgg daal di jënd le maximum. waaw jaaxal na ma xaw nañu bëri trop quoi oto yi par rapport ak yeneen jours yi aussi dégg naa ñu koy wax aussi moo tax ma jaax non day tax nga jël le maximum rek. te moo ne de jaru woon tiit ndax nag station yi nga xam ne amuñu woon essence ci benn diir ñoom nag situation bi mujj naa normal. secrétaire général bu CNTS/FC moom yëkkati ci andi ci ay kàddu nee na nag essence manqué wul xanaa kay coow li faneen la fan la mi ngi jëm ci wàllum distribution bi leeral ci boppam la ñuy teewlu ak Cheikh Diop. il faut que ñu rassurer population yi que essence manqué bu stock yi fi nekk mën nañ ci dem ba ci kanam waaye weekend bu gudd bi nga xam ne samedi dimanche ak altine la mun na am commande yi am tuuti retard mardi bi nga xam ne ci la liggéey bi tàmbali ak tey parce que commande yi su bëree te liggéey ñu ñetti fan xëy na am na station yoo xam ne wala ñu jot seen commande dina xaw a tardé tuuti beneen bi mooy ci secteur bi dafa am acteurs yu nga xam ne dañuy importer produit ba pare di jaay di distribuer am acteurs yu nga xam ne dañuy distribuer kese importé wuñu ñooñu di importer nag ba pare nekk distributeur à la kuléal bu fekkente ne seeni stock ñoom ñoo koy gérer bala ñuy jox benn essence jox seeni station d'abord kon station yi nga xam ne dañuy xaar mun nañu am aussi petit retard ci livraison yi situation boobu mooy tax ba léeg-léeg nga ñëw ci station doo fa fekk essence mais essence amagum na ci réew mi. soxal nag wàllum gaz yaax nag ñamu ñàkkee jamono ji coowal bouteille ya ñu si doon wax jàppale na kon nguuru Sénégal dugal na jébbal na mise en demeure entreprise Total bi ngir nag nu mu gën a gaawee mu déconsigner protocole ba moom ci boppam nee na nag dàquñu benn yoon sax daal di nangu ab licence d'exploitation ngir nag gaz bi mën a dikkaat fii ci réewum Sénégal donte ñoom ñu ngay xam la ni kon gaz manqué wul coowal bouteille la. ayca ñu waxtaanee ko El Hadj jëm ci ñàkkum gaz bi essence bi gaz bi démb yaa ngi koy wax ne da ngay dem sax station ñu naan laan du am. waaw mais wax naa la démb ci lu jëm ci wàllu gaz bi. nee naa la gaz manqué wul. daf ci am concurrence malsaine boo xam ni étranger yi la jiitu ci Total. lobu Maam Jaara ak Touba Gaz boo génnee 20 000 bouteilles xam nga yow boutique nga maam
da ngay dañ lay indil gaz bu 6 kilos lañ lay indil. bu 9 kilos bu 12 kilos xàmmee woo bu Lobbu Maam Jaara bu Total gaz bu Puma gaz wala bu Touba bu baneen. yow quantité bi ngay xam rek man su ma ñëwee di jënd si gaz bu 6 kilos laa lay indil mën naa lay indil xottu 6 kilos bu Puma gaz nga jox ma gaz bu gaz bu Total gaz. wala bu Lobbu Maam Jaara ga ngay joxe waaw tout dépend ci yow bi ngay échange léegi nag ci rechange boobu waa Lobbu Maam Jaara bu ñu ñëwee di jël siwaat seeni gaz bi quantité bi ñu fi bàyyi woon comme dañu fi bàyyi woon 20 bouteilles ci boutique bi dañuy yóbbuwaat seen 20 bouteilles de 6 kilos léegi nag ci 20 bouteilles yooyu xëy na foofu na ñëwoon na jarbaatu foofu na ñëwoon na suñu bàjjen ñëwoon na ku nekk ak xottu gaz bi nga indi donc dafay am yeneen xottu gaz yu jaxasoo mais yow quantité bi nga indi woon ngay delloowaat ca usine ba bu ñu ko fa dajalee waa usine bi Lobbu Maam Jaara dañuy informer Touba Gaz ni leen am ngeen fi tant de bouteilles woo Total ni leen am ngeen fi tant de bouteilles kenn ku nekk Total ni leen aussi yéen am ngeen fi tant de bouteilles ñu jël camion yëpp ci bouteilles yooyu dem yóbbul ko Total jox leen ñoom itam lañ fa am mais lu salte li ci am Total bouteilles yi jaxasoo bokk ci Lobbu Maam Jaara wala Touba Gaz yi usines yi ay sénégalais moom bu xott bouteilles yi ñëwee duñu leen ko signaler xamul lu tax parce que dañoo bëgg Mambay mi moom Lobbu Maam Jaara bu génnee 20 000 bouteilles bu fekkee moom la am ci wàllu quantité ci xottu bouteille. bu génnee 20 000 retour bu fekkee 15 000 moo dellu soit am nag 5 000 bouteilles yoo xam ne buy génnaat du ko mën a recharger waat parce que gisu leen. mu daal di leen di nëbbu denc leen. kooku daal di manqué gaz moom. moo tax état bi yónnee ko mise en demeure ba noppi menacé ko nangu licence am. am na fa mais c'est-à-dire que mbon ak sewte gi waa Total di def ci gaz bi moo ñaaw loolu benn la. te occupé wuñu tous nag. ci njaayum gaz bi. passé wuñu 20% pratiquement wala tout est ci tegu. Lobbu Maam Jaara mu ngi 30 et quelques %. ci distribution gaz. réseau distribution bi. Touba Gaz la même chose. c'est-à-dire que sénégalais yi ñoo ëpp li ñu occupé ci réseau distribution alors que ñoom donc sénégalais yi kese mënoon nañuy joxe li sénégalais yi soxla lépp ci gaz. boo demee Lobbu Maam Jaara nga def fa visite. nga xam ni antan nañu li Sénégalais soxla ci gaz mais comme àdduna dafa dem noo xamante ni bi faaw nga ubbi say bunt ñeneen ñi ñëw investir mais Total kilifay Total nekkuñu fi seeni ay employés la ñu jël indi leen fii tabb kii mais employé bu osé di affronter yow sa entrepreneur sa usine ci sa dëkk bay def yëfu ju sew di nëbb ay xottu butéelam parce que manque de sérieux ak yabaati mu ngi ci. ñimewuñ ko def Arabie Saoudite ñimewuñ ko def Dubaï ñimewuñ ko def Mauritanie ñimewuñ ko def Maroc kon suñu autorités yi jàpp naa ne même mise en demeure bi ak artu la mais dafa xaw a sax néew doole dañu woon daar nangu licence bi dawal 1 mois ñuy négocier Sénégalais yi di distribuer gaz normal ñu xam ne ñun antanal nañu suñu bopp li ñuy di génne di produire ci gaz li nga xam ne soxla nañu ko beneen bi ci des mooy dañu bàyyi dilkat yi nekk ci diggante ministère direction yi bay wàcc ba ci suuf c'est-à-dire que boo taxawee ni Alioune Lo amul xam-xam wala nga taxaw ni Cheikh Sey amul xam-xam ba tax yenn yu bëri nga foog ni mun nga leen cee jouer parce que yow nee nga intellectuel nga am nga diplôme yow ki taxawal benn entreprise buy jar ay milliards waxuma millions de ay milliards te génne daara di fay lu néew 2000 personnes direct plus de 10 000 personnes de façon indirecte di dugal ci kees réew mi ay milliards chaque année yow nga def entreprise boo xam ne ay hectares la occupé ci Dakar ak technique boo xam ne yow maîtriser woo ko parce que da ngaa jàng pétrole rek wala gaz nekk ci ay direction di jéem a def ay jeux yoo xamante ni da ngay minimiser ki nga xam ni moo créé entreprise boobu boo ñemewul yàlla xam ni kooku du sama wam nañ doxal yëfi ci yoon te dankaafu tubaab bi concurrence bu baax am ci dëkk bi ñu bañ a fontoo jàmbaar yi nga xam ne ñoo fi indi ay bérébu liggéeykaay tubaab bi dañoo xejjan dañ noo yàpp waata ñu gis ne tam te lépp nag voilà rapidement lépp sénégalais la sénégalais ñoom ñuy employé sénégalais mooy xeex sénégalais bi loolu feebar la boo xam ne ci dafa nekk ci sénégalais yi te kenn mënu ko comprendre Mambay man nan la ñuy nekkee sénégalais d'accord entreprise française jël na la mais boo mënul sax au moins jéem marché bi jaar yoon
mais bul nasaxal intérêt wu sénégalais bi parce que intérêt wu sénégalais bi autant nuñ la embauché sénégalais bi autant noonu la embauché ñeneen donc cela veut dire que tey yaa ngi indi jafe-jafe boo xam te ni kenn mun ko comprendre wàllum napp gi ñaata sénégalais ñoo fi mbubboo ne ñoom ñoo yor ay flotte sénégalaise te ña ca nekk ci gannaaw ay étranger nag bari na fi loolu feebar boobu moo nekk Sénégal te kenn mënu ko comprendre tey nag xam nga luy fula gi Total moo yor wàllum gaz mooy indi problème wàllum essence bi sax Total mooy indi problème boo demee Shell ak yeneen station yi ñoom ñëpp am nañ essence donc Total moom mooy problème parce que nag ñun suñu bopp ñoo góorgóorluwul jéem a am suñu autonomie ak indépendance boo xoolee wàllum banques yi français yi ñoo ci nekk marocains yi yeneen nationalité nga xool feneen ak feneen banque secteur boo jël étranger yi ñoom ñoo fa nekk léegi nag combat bi mooy am nañ Petrosen bi nga xam te ne nii kay teg nañ ko fi pour lu jëm ci pétrole ak gaz bi nga xam ne moom la Sénégal wala exploité nañu am fulla am nañ ay station yu bees yoo xam ne Sénégal moom moo ko moomal boppam di jaayal boppam essence mais nañuy dem foofu noonu di fa jënd te booy côté français yi nga xam ne nekkuñu fi lu dul di ñu takkum buumum jàmm di nasaxal liggéeykat buy liggéeyal français ab jaam nañ la jàppee loolu moom moo war a dagg te loolu li koy xeex mooy ñun sénégalais yi d'abord ñu jël suñu destin en main wan français ne sans ñoom ñun mën nañ demal suñu bopp ñu waxtaan wàllu politique ak naka ñii di plateforme solution boobee nag solution la ñu bëgg ngir Karim Meïssa Wade ndax moom la ñu jàppal tànk nee na nañu ko génnee fii ci Sénégal dàq ko ba sa Qatar dëj ko fa ne ko bul wax bul yónnee toogal foofee loolu moo leen metti nga la waaye nañu tëggaat procès bi ndax mooy seen candidat dafa war a dikkaat ñu teewlu sa Bokar Niang moo yor seen kàddu. ate Karim Wade bon monde bi yëpp xam nga boo demee ba. monde yëpp mais yan la penc yëpp ne yow kii da nga ko tooñ monde entier ñoom nee nañu procès bu mel ni kenn mus alors que ak notarié benn turu Karim Wade newu si c'est inadmissible donc waaw li ñuy xaar mooy comme ni mu ko waxee moom biñ ko tëjee avant ñu koy tëj la leen ne lii mascarade de procès la dootuma dem sax si procès ba donc ñun ses disciples waxuñu dara bëgguñu dara lu dul révision de son procès. Les institutions internationales les juridictions internationales ñëpp nee nañu da ngeen ko tooñ à la limite revoir leen procès bi te na ngeen ko sax jox dàmpaay. ñu wutale sa pencum ndawi réew ma projet de loi la mujj na jàll foofee ci kanamu député yi le projet boobee nag projet de loi boobee dafay gën a yokk congé ba nga xam ne congé de maternité la ñu koy tuddee ku jigéen ku am doom te ngay liggéey mën nga am benn congé de maternité bu jigee 1 an bu ko defee nag nga mën a noppal saw yaram doléance boobee nag yàgg na mu ngay mujjee doog a antu ñu dikkaat ci ànd Seex Ndey di Mendaw. gouvernement bi ak chef d'entreprise yi war a baral jéego yi soxal rek lu jëm ci wàllu yokk congé jigéen ñi ci entreprise yi bu ñu wonnee lor idée bi nag mi ngi bàyyeekoo ci ay député ba ñuy voté ab projet de loi boo xam ne itam dafa soxal jigéen bi nga xam ne nii rek bu ëmbee entreprise bi amatul sañ-sañ dàq ko mu nekk ab discrimination boo xam ne nii disposition bi ñu voté démb 97 bu 1er décembre 1997 réglé na ko tey nag mën nañu wax ni def nañu ay jéego yu rëy ngir jigéen nekkinam gën a ñoŋ waaye am na lu bari lu des rawatina gën leen a aar gën a yokk itam seen bien-être saa suñu nekkee jigéenu wérul ñoom itam ak seeni doom proposition bi kon ñëw na ci waxtu bu ñu ko soxlaa gannaaw ba ñu génnee ci 8 mars nga xam ne jigéen ñi bëgg nañ ñu defal leen ay crèche ci seeni biir entreprise ci proposition boobu sax wax nañu ne léegi jigéen su wanee lool rek bu toll ci 3 mois 2 semaines day dem congé bu amee doom ba noppi itam dina toog 8 mois door a dellu si waat ci place liggéeykaayam kon mu mel ni rek dina toog at mu nekk ay discussion yu sérieuses yoo xam ne ni nag nguur gi daf ci war a dem ba sës ànd ci ak patronat bi nga xam ne nag tey jii mën nañu wax ni dina am ay paramètres yu bëri yu ñu soulever ngir loi bi mën a yemb laaj bi jar a samp rek mooy ana kon su boobaa nan la ñuy def ak candidature féminine yi nga xam ne nii chef d'entreprise yi mën nañu làqatu ci ginnaaw bañ a recruter jigéen ñi ndax diiru congé maternité bu yàgg. alors El Hadj projet de loi boobee du mujjee doon saafara gujur jàngoro si jigéen ñi. ok bu doy waa sax xam nga lu wax boo seetee bi ñu koy annoncé keroog dañu ni dañuy égaler dañuy compléter lu desoon ci loi. maanaam modifier ko boo delloo ci journal bu barki démb bi noonu lañ ko bindee woon texte bi mu nekk communiqué bu bàyyee ko ci ministère bi yor lu jëm ci wàllu xëy mi ak relation avec les institutions
alors changement bi ci am début bi dañ ko comprendre woon baax na loolu ci jigéen ñi. parce que dina tax ñu gën leen protéger fi ñuy liggéeyee dina tax bu ñu wanee lor dem congé maternité du ñu leen mën a soppi seen ay poste du ñu leen mën a damm seen i tànk seen ginnaaw dinañu mën a xeex itam li ñuy wax promotion canapé ak yu mel noonu. maanaam lépp luy néewal doole jigéen wala ñuy jàpp incompétence am ci yenn yi daañu ko mën a wàññi bu baax. mu gën a am ay poste de responsabilité. mais boo laajee lu bëri di nga mujj am loo dul entendre pour yanu. lépp tuuru. bu ñu la nee boo ëmbee bu am 2 weer déjà mun ngaa jël congé maternité mu desal juróom-benn weeru ëmb boo noppee ñun la mun ngaa jëlaat juróom-ñetti weer muy fukki weer ak ñeent 14 mois yoo xam ni sa liggéeykat du am ci yow benn droit. da lay bàyyi nga toog. mais loolu ndaw si pour mu amati liggéey day jafe. bala ngaa recruter ti jigéen day jafe. ok mu nekk benn conséquence. beneen bi ci des mooy est-ce que dafa law ba ci école yi wala déet est-ce que boo demee ba def terminal léegi ci mu dese la 3 mois nga ëmb est-ce que nañ la mën a dàq wala déet yëpp ay question la yoo xamante ni bii parce que bu ñu waxee jigéen dafay globaliser peut-être dañu foog ni jigéen ñi yi liggéey dong la mais comme dafay protéger jigéen. ci gan anam ak gan anam portée générale waaw bu fekkee côté boobu la aussi il faut ñu xaar conséquences yi dafa am ay conséquences yoo xam ne mesuré wuñu ko dañu doon demander sans ñu bàyyi xel ci loolu léegi nag conséquence mu ngi nii fi mu nekk jigéen pour am liggéey mun na jafe ci moom. pour mu am contrat bu baax mun na jafe ci moom parce que da ngay tenir compte ci ni bu ëmbee dootul am tiitaange itam ci buy jàng ci benn classe bi parce que bu ko dogal dalee itam xëy na du am lu mu ko yàqal du ko mën a tee dem def examen du ko mën a tee def nangam donc bari na ay conséquences yu mu ñu indil yoo xamante ni bii souvent lu bëri lu ñuy demander. dañu dul mesurer conséquence bi bu ñëwee nag parce que gis nga gars yi lu waa bu ñu jàngataat ko ba ni dañu koy compléter pour soppi ko ak adduna bi ni mu baree fi mu nekk nii ay lees waxul. ñuy joxañ ay lobby fii joxañ lii fii nangam moo tax toujours bu fekkee da nga juddu ci diine ak ngor ak say aada am ay exigences yu ñu teg buy demander de ci tenir compte. parce que dafa bëri bukki yu sàngoo dérubé nekk ci gétt gi ñoo xam ni amuñu lu ñu gëm ci wàllu aada amuñu lu ñu gëm ci wàllu cosaan amuñu lu ñu gëm ci wàllu diine mais bokk ak yow lépp te mënoo leen ràññee. lu leen laaj ci lu waajur la ok mais ok jooju moo lay empoisonné. malheureusement moom dafa fanaan. waaw damay compléter rek peut-être Mansour wax na li ci gën a am solo mais xam nga tey ñoom jigéen ñi sax même buñ leen bëggoon a wax loolu observation bokkoon na ci quand même projet de loi bi ñu bàyyi ci xel mu di ne xam nga réew bu fekkee tamit xam nga dama koy wax. il faut ñuy xam ñun tamit lu ñu bëgg. mënuñ ne dañoo bëgg a développer wu d'accord. développement góor ak jigéen ñoo koy def ñu ne émancipation de la femme ñu ne parité respecter leen parité autant ni góor mën a gérer noonu la jigéen mën a gérer waaw bu fekkee ne léegi ñun ñëpp ñoo yemandoo ci lépp jigéen léegi bu fekkee ne day wan na lor 3 mois et quelques mu dem 6 mois mu toogaat ko xaw ma 8 mois mais léegi performance fan lay amee atteinte objectif yi fan lay amee loolu mënul nekk loi bi d'accord nañ ci ñu protéger jigéen ñi parce que tamit am na ay employeurs yoo xam te ne ni yëfuma tey dañuy def ak ñenn ñi. dëgg nga wan na lor ñu lay buntu xataal parce que jigéen bu wérul tey day ñëw suba mu absenté toog ay ñetti fan ak ñeenti fan du ñëw loolu compréhension la laaj. mais ci loolu daf ci am ñoo xam te ne ni dañ ci abuser abus de pouvoir jël la taxañee la dàq la ne la non parce que tu n'es plus régulière gisatuma la gis nga boîte bi doxatul ak ainsi de suite d'accord nañ pour ñu préserver seeni emploi d'accord nañ pour ñu protéger leen mais quand même di dem ba ci nañuy xalaat ñuy toog ay 8 mois mais su boobaa bu fekkee dafa am ay objectifs quand même yoo xam ne dañ la ko assigner mais mënoo ko atteindre donc am na yoo xam te ni ay observations yu ci waroon am nañ ci def amendement c'est vrai que xaj na ne signé nañ ko voté nañ ko ba pare mais waroon na nekk loo xamante ne nii même bu fekkee ne tamit dañ ci laytaal politique mu di pour neexal jigéen ñi lii du ab loi boo xamante ne nii bu mën a prospérer la pour un pays qui veut se développer. si jaaxal boo demee dëkk kaw gi nag comparaison n'est pas raison nag. ngeen baal ma jigéen ñi. boo demee dëkk kaw gi ñii jigéen ñi ñoo nekk si tool yi dañuy wan lor ba mu wane 9 mois boo xefee sa tool ba la ñuy matoo. waaw xam nga kooku arrêté wul liggéeyam. bu demee aussi ni man ñaari fan nga lay toog boo xefee delluwaat na sa tool ya
waaw c'est vrai du affaire d'administration mais bon nañ ko comprendre noonu rek yàlla baax na ayca le député du peuple rendez-vous bi ci Zik FM lay doon. li ngay wax maa ci xam dara sax boo nekkee ko nekk ko. non dama xam ne bu fekkee 3 mois lañ bëgg boo ëmbee boo tolloo si 3 mois dem toog. kay nga xam ne ba 9 mois moo ngi bay. walla sëñ di gas. di soq. waaw boo ëmbee sax dañu lay wax nga soq. ak di liggéey yooyu. liggéey baax na dimbali mat gi délivrance bi. voilà moo lay dimbali mat gi yomb. dañ daan wax boo ëmbee bul naan glace. bul naan glace bul lekk glace. bul def nangam day tax sa doom taay. waaye yooyu yëpp dafa xewi nag léegi césarienne yi tax. da ngay gis koo xam ni dara du ko jot. muy dem di am doom ni defal ma césarienne. parce que daa bëgg a garder kanamam. ndeysaan ba bañ a yaatu. bu si doom day jaar day yaatu xam nga yooyu. yooyu yëfi ndof la ñun eggaguñu foofu. te yàlla nu mu leen bindee sa lépp day delluwaat. dañoo yegg foofu. non. yàlla baax na dinañ continuer waxtaan bi sa tës. di ko Oustaz Alioune Sall di ñaane rek yàlla yërëm. aja 89.7 seen émission tës El Hadj Mouhamadou Mansour Diop lañ ci àndal Mantoula Djiboundo Cheikh Sarr Madi Crawford waaye it Mamadou Fofana kon nag rédaction baa ngi lay xaar. incha allah te yaa jiite rédaction parce que ki nekk fa. Birahim Diadio Touré. Birahim nekk fa Simon nga fa mais Simon est là. aja ñu dala Pape Mante mu ci tàggat yaram. borom jam city ak Dugar Pape Mantembu maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay borom département bi alhamdulilah. baa lépp jàmm. waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax. ak activité yi. waaw ñoo ngi ci de ak koor gi. ana waa jam ñaajo. waaw xam naa ne suba moom incha allah bëgg nañ fa dugg daal xam nga comme ñun weekend lañ fa. weekend jam ñaajo. yow sa visa weekend lañ ci def. baax na yàqu dem jam ñaajo amul benn problème. Ligue des champions quart de finale aller bi Real domine Chelsea. waaw kon nag démb lañ ndar képp lu jëm ci wàllum nag quart de finale aller yi ci Ligue européenne des champions Real Madrid nag moom def na nag option bu baax gannaaw ba mu demee foofu ca Stamford Bridge daan fa ñii di tenant du titre bi Chelsea ñetti ball ci benn Karim Benzema nag moom gannaaw ni mu ko defee woon seen diggante ak Paris Saint-Germain kon démb tamit fa salaat na ko ndaxte moo permettre sax waa Real am ndam ndaxte dugal na ñetti but yu permettre kon Real am ndam ci kaw Chelsea yooyu na nag but mooy 82e biom ci carrière am ci Ligue européenne des champions kon waxtu wi moo nekk si ñeenteelu place bi gannaaw kii di Robert Lewandowski mi nga xam ne am na 85 buts ancien lyonnais bi kon waxtu wi moom am na 316 buts ci maillot nag merengue yi di Real Madrid nekk si ñeenteelu position bi gannaaw ñetteelu position bi gannaaw kii di espagnol bi di Raúl am 323 buts ñu jàpp ne kon Real moom nag am na option bu baax balaa ñu amal match retour bi ni ki mardi prochain Villarreal moom tamit dafa daan Bayern Munich benn bal ci dara kon ñu jàpp ne ñaari jogante yooyu sax mardi prochain la ñu koy amal mercredi nag bii di ñëw dinañ ci amal Liverpool ak ñi di waa Benfica match aller ba nag Liverpool moo ko daanoon ñett ci benn Manchester City gannaaw ba mu daanee Atlético bu Madrid benn bal ci dara kon moom nag day dem foofu ci Real ca Madrid ci stade bu Wanda Metropolitano bi nga xam ne moom mooy stade bu ñii di waa Atlético bu Madrid. lan la ñu mën a jàpp ci programme quart de finale Ligue Europa. waaw kon tey jëlee tamit la ñuy amal quart de finale Ligue Europa jàppal ne kon 16h45 RB Leipzig mooy dalal ñii di waa Atalanta bu Bergame 19h nag ci diggante Francfort la ak FC Barcelone ñi nga xam ne waxtu wi nag ñoom tamit ñoo ngi ci forme bu étincelant ci noonu sax ñoom mën nañ sukkandiku nag ci seen recrue bi di Pierre-Emerick Aubameyang bi nga xam ne jot naa dugalagum ñeenti but ci bile compétition West Ham mooy dalal Lyon nag seen co-meilleur buteur bi ci bile compétition am 6 buts di Karl Toko Ekambi doomu Cameroun bule moom nag du bokk ci jongante bi ndaxte dañ ko testé mu am lii di Covid-19 Braga ak Rangers la jàppal ne tamit quart de finale aller Europa Conférence tey jii tamit la ñu koy amal 16h45 Feyenoord Rotterdam mooy dalal Slavia bu Prague 19h Marseille la ak PAOK Salonique Marseille nag di fàttali ni kii di Bamba Dieng ak Papa Gueye doomu sénégalais yi ku nekk nag benn but la jot amagum ci bile compétition Bodo Glimt mooy dalal ñi di waa AS Roma Leicester bu ñoom Nampalys Mendy dina ci laale ak PSV bu Eindhoven. ayca ñu waxtaanee kon sport et Ramadan am na si sportif yoo xam ne ni koor gi bu ñëwee dañuy aj seen i daal la de. waaw dañuy aj seen daal waaye nag mën nag permettre nga mën a nag def lii di tàggatu gi waaye nag ci ban anam nga ko war a defee en tout cas lu ci mënti am daal kii di Abdoul Aziz Sow Dabakh mi nga xam ne nag waxtu yi
moom moo nekk coach ci fitness bi moom nag jotoon naa dem ci benn salle saytu bu baax a baax yan tegtal la ñuy nag jagleel sportif yi nga xam ne dañuy bëgg a tàggatu ci jamono yu Ramadan bi ñu teewlu bi le reportage bu Abdoul Aziz Sow. tàggat yaram ak woor lu mën a ànd la li mu laaj rek mooy wàññi intensité activité yi niki noonu diiru séance bi ak yeneen yu ni mel. boo dogoo ba pare bëgg a def sport comme ni nga ko doon defee avant du sotti certes boo amee 15 à 20 minutes d' activité physique soit marche soit course bu ndaw bu yem wala nga dem salle def 15 à 20 minutes rek ça va. jarul def lu ëpp ak bépp tàggatu bu ñu mën a amal file fitness la ñu fiy def ñiile soobu ci cardio ak renforcement. travail cardio bi mooy li yëngal xol bi par exemple ak renforcement mooy di renforcer muscle yi ce qu'il faut faire mooy da ngay def ñaar yëpp allié ko. waaye bu fekkente ne ni nit ki mësul def tàggat yaram baaxul mu door ko ci weer wile buñ sukkandikoo ci coach Mame Cheikh. sa yaram li nga xamante ne tey jii nii moom la war a lakk ci calorie munoo jékki-jékki rek yokk ko mun na la gaañ dañ ko war def tout le temps activité sportive bu ñëwee mois de Ramadan ñu def ndànk-ndànk. lépp kon war a door ci ay étirement yu yem ngir yee muscle yi laata ngay def say séance. Abdoulaye Sow en tout cas man de yow laa gën a gëm ne daal coach fitness nga wute naag sama karatéka bi toog. man dinaa tax puisque là moo ngi créé ay maîtres imaginaires. man sa karatéka laa woon ñuy dëkk tënk xam nañ ko yow moom bokk xamul garaawul ah. chaque jour nga indil ma maître bu bees xam naa ne daal Aziz laa gën a gëm quoi. sëñ sa Fodé mu ngi may seetaan. ndem si yàlla sëñ sa Aydara moo ma yoroon et puis sëñ sa Dieng également mu ngi may seetaan. keroog daje nañ sa mu ne ma léegi dozo bi mi ngi cité filao. seen si daal xam naa ne dañuy suturaal rek sama waa ji kon. rendez-vous bi kon ci Zik FM lay doon 13h incha allah Zik FM. ayca Pape Mante Mboup léegi lu ñuy teewoo ci wàllu tàggat yaram suñu jotaay xibaar rawatina ci matinal bi moom lañ ci àndal ñu jàll si pàcc bu mujj bi li yéene kaay xëy fësal ñu ànd Cheikh Mantoulaye ci bundooy. saafara gu jur jàngoro day yenn saa yi mooy grâce présidentielle yi tribune yéene kaay ne ma ne la damaa bëgg a xam kan mooy cautionné nag nañuy libéré criminels yi yéene kaay bi ne mbaadu dafa am ay erreur yoo xam ne dañ koy def ci nit yi nga xam ne ñu ngi leen di jébbal grâce présidentielle yi wala sax ay choix yoo xam ne dañu koy daal di jël ci seen cëggal guy loo ci mënti déggit grâce présidentielle yi yéene kaay bi dee média bi ne dees na ko xoolaat de yokkub tooxi doona daanaka lay def ci réew mi saa si tembe bari na ci ñoo xam ne nag dañ leen di jébbal grâce présidentielle yi te la ñuy def ba daal di dugg kaso bu ñu génnee dañ koy daal di defaat yenn saay sax ñu daal di génn fa faatu bakkan moo taxit tribune ne dees na ko xoolaat na nga xam ne noonee la ñuy jébbalee grâce présidentielle yi yéen kaay bi des média bi ne ma ca Sigicoor moom procureur ba daal dinay sàkku ñu tëj giirug dundara ne capté Bassène ak ña ñu àndal ci faat gi nga xam ne tuumaal nañ leen ko ca ba fa bayoon l'évidence yéen kaay ne ma boobu waxtu réew mi dee ngi mel ni yaramu màggat foo laal day mitti benn lam la yënguwut réew Sénégal yéen kaay bi ne ma gaz bi manqué na pétrole manqué na essence manqué na askan wi ñàkk nañu lu ñu dundee ba yenn produit yoo xam ne dañu koy daal di jëfandikoo manqué na yéen kaay bi mel ni ku naa man makkee lonko ak asom prix yi daal di yokku ba maar day taali l'évidence ne ma dañoo yemul sax ci daal di yokku de gis essence wala nga gis gaz wala pétrole ci réew mi doom bu góor la daanaka l'info yéen kaay ne gaz bi day manqué gi mu